ASID TV, la chaîne des patriotes. mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr bi nga tudd sa biir kàddu si laa bëgg ñu waxtaan nag. bismillah. ndaxte fu mu toll nii gis nañ ne loolu mooy actualité ba si biir koor gi sax daanaka moom rek la ñuy waxtaanee si actualité. ndax yow daan nañ la gis yow bokkoo Pastef waaye bokk nga si ñi nga xamante ne démarche Ousmane Sonko dalaa doy. moo tax saa su ne gis nañ ne yaa ngi koy défendre si ay principe am. si say principe tamit. mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr bokk nga si ñi njëkk génn ne lii amul complot la ba tey ni nga doon wax naan yuuxu danañ ko foogee fuñ ko foogeelu yooyu yëpp yaa ngi ko doon wax. gis nañ jamono yi nag la daloon kilifa muy fiitu vidéo ba dal kilifa dal ñeneen ñoo xamante ne mujjub dañ leen teg loxo ba teg leen si kaso bi. am na si kaaw Mamour Diallo. muy si audio bi nga xam ne mi ngi si doon waxtaan ak Adji Sarr ba Adji Sarr di ko enregistré audio bi daal di am fuite. audio Mamour Diallo boobu imam ban jàngat nga si am. jàngat bi gën a doy waar man boobu bu doon ni paanu ndox la. ci affaire Adji Sarr ma ni ci paanu ndox bi audio Mamour Diallo boobu. benn goutte la ci. ah bon waaw da ngeen dul fàttaliku ne audité nañ ki moom salon bi. Ndeye Khady Ndiaye. Ndeye Khady Ndiaye. ci biir audience bi mu am. bi muy waaj a génn am na lu mu wax. nee na leen bis bu ñu yàlla yóbboo ci kanamu juge bi. palais dana yëngatu. te dana am ñu daw dugg géej duñu jib duñ dellu si Sénégal. wax boobu nañ ko bàyyi xel. nañ teg fële waxu te man sama jàngat sax man gis naa ni plan bii lii xew nii ci audio bi ñoom la. ñoom ñoo ko def. du ay kii Niass nuñ koy tuddeeti. MC Niass. non lancé wul audio bi. du ay jàkkaaruma ni Morgan moo lancé audio bi man audio bi analyse yi ma def. ak ñi nga xamante ni seen analyse ëllëg da ngeen ni duutoon nañ ci baaraam. ñoom ñoo ko def pour bëgg a génn ci coow li. stratégie pour génn ci coow li léegi nag nagu sarax yi xam nga kan la. Mamour Diallo. dommage. il est quoi du ministre du dara. 94 milliards yooyu nga foog ni dana rees. te ci la coow li départ. ma xamal la ne la bàyyil xel loolu mooy nagu sarax wi. mais yow audio fuite bi est-ce que tey jarul woon tey procureur mu autosaisir aussi. waaye loolu par force da koy def bu ko deful jugement ba dañ xam nga président Sonko moom dadul waxantu te mu ngi ne tekk fi mu ne tekk bu wax jotee day dóor te bu dóoree turu feeñ lii yépp am ni dóor ba mu dóoroon la mooy point de presse ba mu defoon ni y a 4 ou 2 mois dematuma signé booba xam nañ ban tontu la ñuy tontu ñun bi président Ousmane Sonko di génn. booba xam nañ ni bu génnee def point de presse bu waxee ci point bi xam nañ réponse ya parce que léegi ñun toppatuñu parti au pouvoir bi maanaam toppatuñu état beeg yeneen ak yi mu àndal comme Macky Sall ak groupe am ak yooyu. toppatuñu leen di daw di wuti lu ñuy xam ci ñoom ñoo ñuy topp léegi di daw di wuti lu ñu yan pexe la ñuy tëral. xaw ma dégg nga fi may waxem déet. xam naa. léegi ñun amatuñu coono ci problème mu Adji Sarr. parce que ñu ngi toog fi ñu toog di xaar xam nga ko am coono. ñoom ñi dajale ay fenkat nga baal ma ci wax bi. ñoom ñi dajale ay naafeq partout diaspora beeg yu kenn xam def lu nekk. dem wooyu fi ñu koy presse internationale ñëw teg. ñooñu ne nit ñi yeewu ñooñu ñoo am problème pour wutal mbir mi porox ndollu gu ñu mën a sacrifier président Ousmane Sonko. mais porox ndollu yàlla jiitu na leen te loolu weesu na. moo tax ñun suñu problème. du ay affaire u Ousmane Sonko danañ ko woo duñ ko woo nañ ko woo boobaak léegi mu mat une semaine. ñu naan tey ëllëg suba lañ koy woo nañu ko woo boobaak léegi woo nañ borom salon bi. woo nañ ba mu des keneen ka Adji Sarr doon liggéeyandoo ci salon bi. nañ ko woo enquête ko déglu nañ sax borom këru Ndeye Khady Ndiaye. merci nañ ko woo enquête ko déglu ko ñu jubal du président Ousmane Sonko wax na li mu war a wax. mooy ni audition la boo xamante ni damay dem ñu laaj ma tontu buñ ma laajee ma tontu après incha allahu ma ñibbiseeg ci jàmm tegal leen ca ne leen maa ngi leen di ñaan bu kenn yëngal bu kenn yëngatu toog leen seen kër yi danaa dem wuy ji mais vigilant waaw. nañu jàttu ne soccet loolu la président Ousmane Sonko wax loolu jeexal nay wax. leneen amatu ci kon yow fuite audio bi da nga gis ne seen stratégie la. gis nga fuite audio bi dafa des yeneen 5 audio wala 6. gis nga dafa des ñi naan 5 audio. ma xamal la ne la du audio dong. am na ci vidéo. am na ci vidéo. am na ci vidéo xaaral ba mu génn.
xam nga maa ngi dégg benn kilifa di ko wax xam naa ñi xam ñoo ko déey ñi xam ñoo ko déey lan la wax kilifa gi nee na ku jigéen ki nee na sonn naa parce que dañ may tëdd rek tëdd nañ ma gauche tëdd ma droite léegi damay wax dëgg gi am. mais fuite audio yi sax am na si ki nga xamante ne bokk na si avocat mi muy maître El Hadj Diouf gis nañ ko keroog bañ ko dalalee si quartier général sax dafa changé wax ji léegi carrément. kooku changé mosta changé te du changé. mais pourtant nu mu doon chargé Sonko daf ko wàññi. kooku mosta changé te du changé. est-ce que du lu mu dégg audio mi ngi waaj a génn wala lan. kan man kooku mosta changé te du changé. xam na ni moom ci boppam ci fen la toog démb ci fen la toog tey lan la fi waxoon Ousmane Sonko. ne daf ni woon du wax ci dossier bi. dëgg la wala déet. dëgg la. demu fi woon ba taxaw ni tëdd nañ ko décembre. tëdd nañ ko septembre tëdd nañ ko di lim ay mois. waa léegi bu demee tey ba toogaat wal fajri. naan xawma wax ji am na wala amul. TFM. TFM di moins. xawma wax ji am na wala amul. ba pare naan ku sosal nit lu nekkul. lam ca teg dégg nga ko. kon man kooku du ma tardeel sama wax ci moom la ma waxoon ca départ ba rek xam naa ko bu baax a baax a baax na. il est de Guinguinéo. xam naa cosaanam. dañuy wax Kaolack rek dafa lënkale Kaolack kawoon Guinguinéo. xam naa mooy kan ca départ ba wax naa ko la ma waxoon démb mooy li valable tey. ba ilaa yow mi yu paasoona El Hadj Diouf du génne fu muy yeeyee dongab su lay ni ñu koy tuddee ti Ousmane Sonko. rawatina nag di jéem a taxaw fu muy yeeyee Ousmane Sonko. mënul nekk. Ousmane la mu ko doon wax na ko ca commencement bi léegi waxatu yu ci jëm. te booba ba léegi nag moo mel ne sekku rek di coow rek. am na ci keneen koo xamante ni nag war na noppi. kookal la. kenn koo xamante ni dafa mel ne dafay concours ak ni ñu koy tuddee ti El Hadj Diouf ci wax du ma tudd turam nag. mais war na noppi. mu am ci côté problème mu Sonko bi. boo weesoo maître El Hadj Diouf. am na koo xamante ni du ma tudd turam pour may ko benn chance. mais na arrêté lambaram ji ci biir réseaux sociaux yeeg presse bi. est-ce que du Moustapha Diakhaté. non dama xam nee naa la du ma tudd turam. waaw baax na. mais complot bi. ci bu waxuma bopp mais bët la ci. complot bii ñuy wax ci Ousmane Sonko bët la ci te dinaa la tegal lu leer lu wane ni bët la ci. ginnaaw El Hadj Diouf moom nga si gën a gis. man dinaa la tegal man gis nga El Hadj Diouf sax mën naa ni jàbbatu gi ak kebatu gi ne seku. loolu laay jàppee ni rek ci biir waxam laa koy àttee. mais bii moo gën a flagrant président Ousmane Sonko. bi muy def 4 ou 3 jours ci biir kaso bi. li jiitu li ma xamaleeg moom. mooy jamono bi mu defee toj-toj ci yaayu yonent bi ba wax ci musiba. Moustapha Diakhaté la. ma wax ak moom ba tegaat ko ci raay bi. jamono yi yàlla dogal coowal président Ousmane Sonko ñëw. mais déglu bu baax li ma lay wax. man maa toog bi coow li demee ba dëkk bi tàng ba tar. ma jël sama téléphone. woo ko ne ko waaw dëkk bi tàng na ci situation yi doy na waar. mu ne ma waa may ma maa ngi nii ci kër soxna si muy soxna si Macky Sall. ma ne ko li may wax dafa am solo. dama bëgg nga may ma déglu ma. complot bi la bokk ndax fi ma teg nii fi ci complot bi la bokk bi mbir mi demee ba Sénégal nar a diig ci yàq gu métti ak rey yi ñuy rey 14 personnes yi man maa ko woo dama ni ko nag la ma wax ak moom xam na ko xam naa ko lam ma tontu xam naa ko bugguma eggee lam ma tontu loolu mooy wane ni mbir mi mu ngi ci biir parce que moom moo ma wax ne ma date telle heure telle Ousmane Sonko ñi koy garder danañu génn ñi koy garder danañu génn dimanche. te information boobu mooy bañ leen tegee loxo. bi ñu leen tegee loxo. waaw garde corps yi danañu génn dimanche. te information boobu ba ma koy jox daf ne ma xaaral ma dugg génn fu muy dugg génn ci kër soxna si Macky Sall. teg ca ne ma kii ni ñu ko tuddeeti président Ousmane Sonko mënuñu koo bàyyi parce que affaire u këyit la mais lundi maa la promettre ne danañ ko bàyyi waaw léegi nit ñi dañuy ñun république la ñu yore wala lan la ñu yore. doy na waar. bu ñu demee ba ku mel noonu taxaw di wax te la mu wax yépp c'est exact xaaral ma dugg génn ne waaw li nga ñaan da nga ko am def nañ ko dimanche garde corps yi danañ leen bàyyi
lundi danañ bàyyi kële kooku su ci bokkul kan moo ci bokk. ah loolu doy na waar. man maa la wax loolu du ko weddi. su ci bokkul kan moo ko bokk ba pare yore làmmiñam waaw di wax yoo xamante ni gis nga li alquran di wax ni ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibun xam nga tey bu taxawee publiquement taxaw ne way waaw ñun xamuñu def na wala deful waaw parce que kuy tuumaale njaalo dangaa war a fekk mu mel na gën a ku yooyu yëpp laajuñu ko liñ ko posé comme question lan la ci diil bi moom te mu tëj làmmiñam lan la ci diil bi li mu bëgg du am li mu bëgg mooy ñu jàpp président Ousmane Sonko Macky Sall na xoolaat boppam na xoolaat entourage am na xoolaat ñu wër ay soxnaam du nee nañ affaire bi ba muy door yëgu ko xaw ma yëg na ko xaw ma yëgu ko waaye ña ko sos ña ko dox ba egsi fii ñu ngi koy gasal kàmb te kàmb googu bu ñu tee mëbax ñooñu dañuy wëlbatiku négocier ji. Ousmane Sonko moom mi nga xamante ne tey def na keroog sorti si page Facebook am ne maa ngi sàkku juge bi mu woo ma ñu déglu ma waaye képp koo xam ne yaa ngi may safoo ak képp koo xamante ne bàyyi nga ma xel digal naa la nga toog sa kër. waaw loolu sañ-sañam la. waaw coow li fi amoon nga xam ne tey ba muy génn nii ngay jaar nee lay jaar. ndax wóor na fu mu toll nii. ñu bàyyi ko mu dem waaw xam nga loolu sañ-sañam ma moom loolu mën na koo wax comme na mu defoon point de presse ne maa ngi ñaan xale yi ak ñii xeex ñu arrêté affaire bi parce que mën na jur état bi daanu te bu état bi daanoo militaires yi ñooy jël pouvoir bi. te militaires yi bu ñu jëlee pouvoir bi li ngeen bëgg doo am li ngeen bëgg mooy yàlla wommat ñu. wala yàlla wommat ko ba teg ko ci njiit ci bopp réew mi léegi bu fekkee ne dañ ko booleeg di sànni xeer di xeex bakkan yi di ci dee ba tey militaires yi jël pouvoir bi fan lay mujj su boobaa dañuy sauver sàcc yi nga xamante ni ak ñi nga xamante ni ay complot la ñu def ba indi coow li fii ba 14 personnes dee ci. 14 personnes yooyu naa fekk dong ngay taxaw naan président Ousmane Sonko moo ko waral déedéet waralu ko. président Ousmane Sonko dañ ko teg lu teguwul dañ ko teg lu dul yoon. mu wan askan wi ne leen liñ ma teg kat du yoon tegoon nañ ko diw loolu lañ nar a continuer ba xañ suñu réew mi nan lañ ko war a tëral mais askan wi nag yàlla roof ci ñoom ne jeex na. xeexu clan ak xeexu politique diw neexuma wala diw du fi nekk nangam dañuy bàyyi yàlla ak dogalam. bu yàlla ne da ko fi nekk da ko fi nekk. bu ko yàlla defoon nii nga xamante ne noonu lay def président Ousmane Sonko kon keroog du toog ci xalif général des Mourides naan ko tinuma ci président Abdoulaye Wade. na gëm yàlla tëral li muy tëral doxal li muy doxal li ko nation bi sant li ko askan wi sant muy élection yi na ko tëral ci yoon bàyyi ñi muy kale suñu demee nag lu waay am jël lu waay defoon nag nga assumer say responsabilités. Imam 14 morts yow daan nañ la si dégg ngay wax de naan wax ne même bu fekkee ne dossier bi leeraluñu mbirum Ousmane Sonko ñu def ko sans suite 14 morts yi duñ ko bàyyi mu seet. duñu ko mos a bàyyi. mais ñoom xam nañ ni duñ ko bàyyi position boobu moom lañ nekk ba léegi gis nga 14 morts yi. dana mel ne Burkina Faso fii ñu toll. ma waxal la ko. gis nga fii ba 100 ans. fii ba 100 ans xaw ma danañu fi fekk xaw ma duñu fi fekk dañuy ñaan yàlla mu fekk ñu fi. mais 14 morts yii bés dana ñëw ñu ne diw ak diw ak diw ñoo ko def. te dig ak diw bu fekkee dañuy dund bu ñuy raam sax di yor ay bekk danañ tëddi kaso lii maa la ko tegal 14 morts yi du sedd parce que bàyyil xel ne 14 morts yi ba fii ñuy wax ak yow ñu ngi jokkoo ak seeni waajur di am nu ñuy jëflanteeg ñoom. les blessés ñun ñoo leen wutal ay appartement ba léegi ñoo leen di faj. ana état lu mu ci def. kon ku jëf-jëf ji ñun bu ñu jëfoon jëf ji. duñu ko jëf ba pare di leen neexal. wala ñu ci topp. mais ñoom Sidiki Kaba génnoon na fi mu ne dinañ. taxal benn commission nangam ak nangam. anamu fu mu mujj. nañu xam nga ni Parcelles Assainies boo xoolee takk der bi tëdd ci oto. jël fetalam dàkk bopp xale dóor ci réew mu taanu mais kooku duñ ko feeñal duñ ne kii la. nga yaakaar loolu danañ ko bàyyi mu dem ku ko yaakaar nax nga sa bopp. ku ko yaakaar fii nax nga sa bopp. danañ toog danañ leeral loolu ba mu leer ci bëtu askan wi. ku ñu war a sanctionné danañ la sanctionné. du dégg nga ñi ciy tugg ñi ci Morgan di tudd. ne diw ak diw ñoo géré woon Casamance diw ak diw ñoo géré woon Parcelles Assainies. ñoo jël ay raykatu nit dugal leen mosagoo dégg day ñu ne
élément bi élément Pastef la te gis nga bu amoon wala élément yenn askan wi na ñoo rey xale bi bu amoon balaa janta so ñu ne diw a rey xale bi te diw moomu du fanaan këram. jërëjëf imam dañuy dabanteeg waxtu bi ñu teg suñu waxtaan du jëm si mbirum élection législative yi. incha allah ñu ngi siy jëm. processus électoral bi. dafa mel ni jaaragul yoon ba léegi de. dana jaar yoon ñaaray am. loo ciy xalaat pour fichier bi. danañ ko càmbar te fichier bi. njort naa ne moom lañ demee municipalité yi. am na yeneen yuy bëgg a xew yuy ñëw di xew. ku ñëpp xam foo jëm nag doo fa egg. dama ni la dama la junj léegi rek te na nga ko natt bind ko. municipalité yi législative yee koy raw ci ndam luy jëm ci Yewwi Askan Wi. loolu laa la mën a wax parce que ku ñëpp xam foo jëm. te maa ngi jàkkaarloog diaspora bi waxoon naa leen ko nee naa leen woon municipalité yi di ñëw li ñu dugg ci biir néeg ñun togg ko tëral ko génne ko. dara mënul tere fi ñu bëgg mu egg suñu objectif mooy 4 grandes villes yi jóge ci loxo Macky Sall atteindre nañ ko. Thiès ñàkk na ko ñàkk na Dakar ñàkk na Kaolack ñàkk doonte Kaolack sax xañ na léegi fa nekk moom mbiru boppam la. ñàkk na Casamance gis nga Macky Sall bu gañe woon lépp. ñàkk Dakar ñàkk Casamance feebar na ko. maa ngi lay wax nag ne la municipalité législative yi ñu jëm. mooy gën a pire. xanaa day ren laa yaakaar ni moom xanaa dañuy def loolu ñu tuddee nedd ko bandum mooy boo demee fële Fuuta. peut-être mën na gagné foofu largement. mais lii di ñëw lii may gis nii incha allah ñu nar ko tëral. teg ko ci kawam. ak ñi mu àndal. ba ñu toog na jàpp élection jàpp date bi rek ñu doxal. parrainage bi nag. parrainage bi ñun pare nañ. ñun pare askan wi pare nañu. ñun askan wi pare nañu. pourcentage yi ñu am ci municipalité yi ñaata la ñun kenn mënuñu kale. tekkiwul nag ni ñeneen ñi jàppale wuñ leen mais ñeneen ñi ñoo war a jàppale seen bopp. tudduma kenn nag. ñoo war a jàppale seen bopp xam ni benn ngelaw dafa ubbi ngelaw loolu mooy ngelawu Yewwi Askan Wi. ñu rangé wu ñëw ñu ànd liggéey. suñu paree ànd gouverner jëlee fi lii ñu def gouvernement de cohabitation wala ñu seet leneen lu ñuy doxale loo xamante ni élection yi danañ ko mën a pousse mu ànd wala boog élection yi am 2024 ñiy jóge fi ñu doxal réew mi li ci nit ñi war a am comme yelleef nit ñi am ko ko yelleef ñi nekk ci diaspora bi mën a jóge ci diaspora bi ñëw liggéey ngir développer seen réew. mbokk mi. à travers seen yi. ana Mali. kañ lañ ko embargo. est-ce que tere na leen a dund. kan moo ci gaañu. du ñun Sénégal. ñaata milliards lañ ci perte. nañu bàyyi di gëmloo suñu bopp ne bu dul tubaab yi du ñu dem. gis nga yàlla bu la tàllalee loxo bu rëddee nga effacé mu rëddaat nga effacé. balaa muy rëddaat da lay effacé ba pare soog a teg. nañu wëlbati suñu bopp gëm suñu bopp xam suñu bopp xam ni richesse bi léegi contraire ba moo nar a ñëw mooy ni lañ daan wuti di ko immigré ji ci ay France ay Amérique ay Italie wala feneen mu ngi fii fees fi dell soxor a tax askan wi mënuñu cee jot te soxor googu 2024 dafay dañ incha allah. jërëjëf imam Khalifa Ababacar Ndiaye. merci mbégte la woon ñu dalal la si ASID TV la chaîne des patriotes ak KSTV. jërëjëf ñu bàyyi la ak sa kàddu tàggatoo. waaw sama kàddu tàggatoo di la sant di la gërëm monsieur Mbaye parce que def na 2 mois de. def bi na nga koy 2 mois sàkkoog léegi. wallaay waaw ñu bëri nag ci diaspora bi ñu ngi laaj imam waxatul. dafa am loo xamante ni nag dinaa leen ko wax. wax naa fii diaspora bi ñu ngi lay déglu wax naa Sénégal. ci diaspora bi ñu ngi may déglu. position ba ñu amee woon moom la ñu amee. yéen a ñu wóolu. nañu doxalal leen ñu mairie de Dakar. mairie de Dakar du caaxaan. ba démb xam nga ñu ngi ci weeru koor. démb monsieur le maire dafa mujj génne ci poosam joxe ñu jënd ndogu lu takk ndogu laa wax de. ne bu kenn bougé nañu liggéey bi mu jeex. liggéey boobu nag mënuñu lëlu di ko booleeg wax. wax jompul mbuus ñun dañoo wax ba askan wi jox ñu. mais nañ jëf ba askan wi gis ko. liggéeyee ci des. yàlla ci biir alxuraan amul fu mu ne wax leen ma fay leen. saar wi gën a gàtt muy wal asri. inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat jëf la yàlla di fay. ñoom ñoo ñu sas buux ñu. dañuy liggéey. kon nañ leen bàyyi ngeen liggéey. nañ ñu bàyyi ñu liggéey incha allah pour 100 jours yii ñu jëm. 100 waxuma 1 an de
100 jours yi est égal à 3 mois. D'ici 3 mois ñu taxaw def benn point de presse bu wane ni. mairie de Dakar fii lañ ko fekkoon. commencé nañ koo teg ci raay yi lii ak lii mooy preuve bi. incha allah ci foofu lañ nekk incha allah te mu ngi dox. mu ngi dox bu baax a baax. looloo tax ñu xaw ma gëj a gis. parce que yi ma yanu ñiñ ma yan ñoom. dafa diis maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm. te dama bëgg a remplir mission boobu. xam nga nekk imam rek responsabilité la. dëgg la jóge fa ñu ne da nga nekk adjoint au maire. bu mel ne maire moo Sacré-Cœur. ak li fi Barth def bañ nommé ko meilleur maire du Sénégal. kon moom mi dem won ñu gannaaw bàyyi ñu war nañ def lu raw la mu def. dëgg la beneen bi ci des. mu wëlbatiku ne ma kaay toog sama wet pour li nga xamante ni moo jëm ci diine. mu def ma conseiller spécial. chargé des affaires religieuses. kooku tamit xam nga li nekk ci jàkk ci 19 communes yi. li nekk ci aj màkk. li nekk ci gàmm. li nekk ci màggal. li nekk ci cérémonie suñu mbokki chrétiens yi. ak yeneen diine yi. mais loolu man su ma ko yenoo ba pare bëgg a continuer na ma doon def. kon li diaspora bi séentu ci man. ak li askan wi séentu ci man ak suñu kilifa yi. muy président Ousmane Sonko ak nuñ ko tudd gis nga Sonko amatul jot. bu ñëwee fii ñetti fan la fiy def. weekend dellu na Casamance. ma ngay doxal na mu waree. ñun ñu ngi doxal nit ñu sante Sonko mu ngi doxal niñ ko sante nañ ñu may fii ak 3 mois yi ñu ne leen tegu nañ ci raay bi fii lañ jëm. incha allah su boobaa gis ngeen da ngeen dégg wala ngeen gis lu raw Macky Sall ngay tàllal loxo nuñ koy tuddeeti Barthélemy pour ñu ànd liggéey. xam na fi Barth jëm. Barth du maire yi fi romboon. incha allah. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di ñaan yàlla daje bi yàlla bu mu nekk suñ mujjantelu daje. waaye danañ ko gën a yaatal. incha allah bu 3 mois yi jeexee rek. ngeen may ñu ko. su boobaa nag jokko bi gën a nekk loo xamante ne dañ naan leen xool leen fii ak fii point yi nii lañ ko bëggee. d'ailleurs ñu ngi yëgal te à travers diaspora bi. hôpital bi Barth doon wax Parcelles Assainies. ñu ngi pare pour def pose première pierre yi. incha allah waa Derklé jëppal seen tari yi mu gënoon a yàqu ci tali Ndakaaru yi. dem nañ fa ba travaux yi commencé na. bañ fa demee lan la ñu wax pour la première fois ñu gis maire bu wax ba pare jëf ko ci lu yàggul. pavage yi ñuy nga xamante ni moom lañ nar a def Dakar ville sans sable usine ba jënd nañ ko ba pare maire dem na visiter ji na usine baa ngay teg ay pavé. incha allahu taala à travers seen réseaux sociaux yi. danañu recruter ay jeunes yu takku. yoo xamante ni lu mu gàtt bu ñu daan toog du ñu am 20 wala du ñu am téeméer. danañ mën a am journée 5000 francs wala journée 10 000 francs. ñu pavé Ndakaaru yëpp bam daj incha allah. jërëjëf imam kon mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon ak suñu beneen gan. merci. ASID TV, la chaîne des patriotes.